أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi nga xam ni yéen a ngi topp seen kaddu.net ci actualité de la semaine ngeen ànd ceeg seen mbokk imam Malick Dramé d'abord ñu ngi nuyu Sénégalais yi yëpp fu ñu mën a nekk moo xam ñi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di nuyu umma islam bi yëpp tey nag xam ngeen ni damay wax ni l'islam bi yëpp moo am dëj ndax xam ngeen ni li ñu fas yéene waxtaane tey ci actualité de la semaine li wolof naan lu ay di jàmbat wolof nee na lu ay di jàmbat te ragal naa àdduna bi yëpp tey li ñu waroon di wax mooy li xew Nouvelle-Zélande wala New-Zélande li fa xew dinañ ci ñëw def ci ay jàngat waaye nag ñu xam ni arab day wax ni li kulli shay'in sababun maanaam mbir moo gis rek am na lu ko sabab wolof di wax ni lu yëngu lu nekk la ko yëngal ko ëpp doole mbokk yi xam ngeen ni New-Zélande li fa xew ci àjjuma ji ñu passé nga xam ni mu ngi tombeek le 15 mars 2019 benn waay boo xam ni dafa yor fitalam di rey ay nit mel ni kuy rey ay ginaar di rey ay nit mel ni ku tiim ay ginaar di leen rendi ginaar sax boo koy rey di nga ko ormaal waaye moom dafa mel ni ku tiim ay ginaar rek loolu nag dinañ ci ñëw gannaaw bañ ko naqarloo di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax jullit moom dee du gàcce ci moom jullit dee du gàcce ci moom ndax jullit dafa gëm ni yàlla moo ko fi indi waaye yàlla ci yàlla lay dellu moo tax alquran wax ni bu ñu leen nattoo ay musiba yoo xam ne wàcc na ci yéen moo xam wala ay balaa yu mel ni dee na ngeen wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaye nag jullit ñi mbokk yi ñoom ñoo am toor jullit ñi ñoo am toor lu tax ma wax loolu wolof nee na nit ku ne na mu la gisee rek noonu la lay jàppee wolof nee na nit ku ne na mu la gisee noonu la lay jàppee arab wax ni al mar'u yuqaz kama yura nit ku ne na mu la gisee rek noonu la lay jàppee tey jullit ñi dafa am fu leen yàlla joxoñoon pour ñu war faa dem ñu lànk ni duñ ca jëm wala boog li ëpp ci ñoom lànk ni duñ ca jëm tey àdduna bi ñu ngi rey jullit ñi ñëpp a ngi ñaqarlu mais problème bu amee bala da ngay xool lu indi problème bi d'abord mbokk yi tey xam ngeen ne alali àdduna bi li ëpp ci alali àdduna bi mu ngi ci réewi jullit ñi tey li gën a cher ci àdduna muy pétrole jullit ñi ñoo ci ëppale te jullit ñi tey ñoo gën a sonn ci àdduna jullit ñi dañuy wax ni téere bi nga xam ni moo gën ci téere yi muy alquran ñoom la ko yàlla jox yonent bi gën ci yonent yi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom la ko yàlla jox diine bi gën ci diine yi muy lislaam ñoom la ko yàlla jox kon mbokk yi lan moo tax jullit ñi nekk ci ay xat-xat war nañoo taxaw def seetlu liñ naan taxaw seetlu ndax nit boo demee ba commencé di dund ay xat-xat yu metti au lieu nga koy jiiñ keneen da ngay def li tubaab naan autosaisir maanaam da ngay xool sa bopp yow nga dellu siwaat sa jëmm ji xool est-ce que li nga waroon a def nga ko wala defoo ko jullit ñi yàlla def leen a waxoon ni aljamaatu rahma wal furqatu azab
yàlla def leen waxoon ni wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. yàlla da leen ni woon na ngeen mooy ci bumug yàlla gi te bu leen tàqalikoo. yàlla bam ñuy wax loolu xamoon na ni ànd mooy li ñu jik. yonent bi salaay sallam firil ñu ko ni aljamaatu rahma wal furqatu azab. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mbooloo ci la yërmande nekk, waaye bu ñu mu ni musiba ak mbugal mu ngi nekk ci tàqalikoo. arab wax ni al ittihaadu quwwa, maanaam booloo mooy doole. tubaab ni l'union fait la force. jullit ñi tey li leen dal boo gisee tey ñu mën di leen rey, di leen bundu xatal ci àdduna bi mu mel ni nit deewul, li ko waral mooy dañoo diviser wu. te jullit ñi dara waru leen a diviser, ndax benn téere bi ñoo ko bokk muy alquran, benn xibla bi ñoo ko bokk muy penku bi, weer wi ñuy woor ñoo ko bokk muy weeru koor, asaka niñ koy joxee ñoo ko bokk. kon lan moo ñu war a tax tey ñu diviser wu ci ay détails? loolu moo tax tey noonu lislaam yi ñime lislaam di leen bundu xatal ci àdduna, tax ndax dem nañ ba xam ni jullit ñi ànduñu. moo tax tey problème bi ku ko bëgg a régler, fexe ba bundu xatal bi ñuy bundu xatal jullit ñi ci àdduna bi jeex, il faut ñu woote bennoo, il faut ñu woote wahdatul islamiyya, bennoog jullit ñi. loolu tey mooy message bi nga xam ni fii nanguwuñ cee jëm, noonu lislaam yi dañuy continuer di ñu bundu xatal, di ñu rey comme ay ginaar te du mujj fenn. mbokk yi tey werante amul ci ni lislaam mooy diine ji nga xam ni tey continent boo dem ci àdduna di nga ko fa fekk, réew moo dem ci àdduna di nga fa fekk ay jullit. waaye dañ ñoo gëmloo ni dafa am jullit bu xonq, am jullit bu weex, am bu xeereer, am ku ñuy tuddee ibaadu, am ku ñuy tuddee tijaan, am ku ñuy tuddee murit. loolu la tubaab yi réussir. am ku ñuy tuddee chia. loolu ñu réussir nag moo tax tey ñu mën ñoo diviser, di ñu duma. yàlla ci boppam continuer di seetaan ñu ñuy continuer di ñu duma, parce que il faut ñu dellu siwaat. li am ni man li ma ci jàpp nga mooy wolof day wax ni lu nuyoo ci sëy rek maanaam feeñoon na ca ngoro ga. mais loolu il faut ñu dellu si waat ci, maanaam lii dafa yàgg ci àdduna bi. l'islam ci diabolisation ci la judd. loolu il faut bu leen ko ragal. l'islam li mu am lépp dañ ko diaboliser ba mu am ko, parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci biir alquran di nga fa fekk innaka la majnunun, yow da ngaa dof, ab dof nga. kon l'islam ragalul ku ko diaboliser, l'islam bañul ku ko dëkkal foo xam ni dëkkuwaay bu ñaaw la, waaye li am solo mooy waruñu ñu faa fekk. mbokk yi, l'islam mooy diine ji nga xam ne li mu dénoncé ci tuur deret benn diine dénoncé wu ko. l'islam moo njëkk a wax ni man xatala nafsan waxidan fa ka annama xatala annaasa jamian wa man axyaaha fa ka annama axya annaasa jamian. mbokk yi, aaya bi il faut ñu tegaat ko ci taabal ji waxtaane waat ko. yàlla nee na képp ku rey benn bakkan dafa mel ni rey nga àdduna yëpp. képp ku rey benn bakkan rey nga àdduna yëpp, waaye képp ku sauver benn bakkan dafa mel ni sauver nga àdduna yëpp. kon l'islam moom du diine joo xam ni day ñëw pour di rey kenn, loolu na leer.
kon tey ñi nga xam ni ñoo doon jël benn étiquette takkal ko l'islam ni l'islam diine terrorisme la, damay wax ni tey war nañu am honnêteté intellectuelle ñu taxaw ñu définir lan mooy terrorisme. mbokk yi, terrorisme du nekk ci diine, nit mooy nekk terroriste mais diine mënul nekk terroriste. mbokk yi, il faut mu leer ci ni l'islam diine la joo xam ni dafa accepter cohabitation. l'islam amul problème boobu. l'islam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ, taarix wax nañu ni bi mu jógee Makka ñëw Médine, bi mu ñëwee dafa fekk ay juif ak ay chrétien mu def ak ñoom lu ñuy tuddee cohabitation, Awsu ak Xasraj. loolu taarix wax nañu ko. kon l'islam amul benn problème ak benn diine, loolu il faut mu leer. boo demee ci biir alquran di nga ko fekk qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yanquba wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. alquran nee nañu bu leen teqale benn yonent, na ngeen nangul yonent yëpp. kon ñun amuñu problème ak benn diine, loolu il faut mu leer. tubaab yi nga xam ne nag tey ñoo bëgg a cataloguer l'islam am fu ñu ko dugal, ñoom ñoo war a am honnêteté intellectuelle, commencer par Nations Unies. Nations Unies tey moo war a jël ay responsabilités am, ndax bu fekkee dafa bëgg àdduna bi stabilité am fi mu ni yéen àdduna, yéen Occident, l'islam kat fi ngeen ko dugal nekkul foofu. diine la joo xam ni idéologie la boo xam ni dañ ko war a accepter comme ni ñu accepter yeneen idéologie. ndax mënuma comprendre ñu nangu ni socialisme idéologie la, nangu ni libéralisme idéologie la, mais buñ tuddee l'islam ñu ne àdduna bi day tukki. te l'islam nekk projet de société boo xam ni moo gën a complet yooyu projet de société. kon tey Nations Unies man laay wax ñoo war a jël seeni responsabilité, ñu am courage, ñu xam ni terrorisme du diine. terrorisme nakatin kii def lii rey 50 personnes ci Nouvelle-Zélande, kooku mbokk yi du jullit. mais mënuma comprendre bu jullit defee attentat ñu ni terroriste, bu keneen koo xam ne ci extrême droite la bokk rey 50 personnes ñu ni fusillade. mais loolu xel nanguwu ko, xel nanguwul loolu. kon liñ ci war a jàngee mooy ñu xam ni terrorisme du ci diine, terrorisme ci nit ki la. nit mën naa nekk nag ci diine ju mu mën a nekk ba pare nekk terroriste, mën naa nekk ci idéologie bu mu mën a nekk terroriste. parce que tey les intellectuels religieux responsabilité bu tegu ci seen kaw mooy ñu wax l'islam lan la indi. parce que l'islam mënuñu nangu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yuxrijuhum mina zulumaati ila nuur ba pare ñu continuer di ñu teg benn baat boo xam dañ koy tuddee terrorisme pour di ci régler ay compte politique ñu noppi. l'islam du diine terroriste, l'islam diine jàmm la, l'islam diine acceptation la, diine cohabitation la. l'islam amul problème ak benn diine, l'islam amul problème ak benn communauté. loolu il faut mu leer. tey nag intellectuels yi ñoo war a am honnêteté xam ni kii li mu def ki ko def du jullit. kon bu ko ab koo xam ni dafa ni ab turu jullit la bu ko defee li ñu war a wax dañoo war a wax ni nit moo ko def waaye waruñu ko jiiñ l'islam. li tax ma wax nag li ñu dal ñun am nañ ci responsabilité. tey ana OCI man damay wax ni amatul sens bu yeboo ñu tas ko. parce que OCI biñ koy créer pour mu bennoo woon, pour mu fexe ba umma bi bennoo la woon. loolu moo doon objectif bi, umma bi def benn bloc. ndax àdduna bi tey lu la waaye mën a wax rapport de force moo fi dox. nga mën a fexe ba buñ la naree teg naka su dul noonu nga teggi ko,
nga teggi ko ci politique wala nga teggi ko ci force ñaar yooyu rek moo fi am àdduna noonu la mos di doxee buñ naxante àdduna diplomatie moo fi am ak force bañ nañ ko ba état dañuy tuddee li ñu tuddee ministre lan bu ñu tuddee défense ak ministre affaires étrangères kee lu muy doxal diplomatie mais kii force lay doxal yonent bi salaay sallam ñaar yëpp la utiliser pour mission réussir kon li may wax tey jullit ñi il faut ñu defaat benn bloc def benn force buñ ko deful dinañ leen rey ba ngeen jeex tàkk ci àdduna bi te du mujj fenn il faut ñu defaat benn bloc ñu teg détails yi fële xam ni nit mënoo nekk tiijaan te nekkoo jullit mënoo nekk murit te nekkoo jullit mënoo nekk ibaadu te nekkoo jullit mënoo nekk chia te nekkoo jullit boo gisee tey lii am mu mel ni dara xewul ndax kenn yëngatuwul tey boo rayoon benn juif ci àdduna bi sa waay média yëpp dañ ciy def édition spéciale loolu ñu ngi ciy profité di ñaawlu média yi nga xam ne média occidentaux yi nga xam ne dañuy diaboliser l'islam di tiital tubaab yi gëmloo leen ni seen doom yi ñoom ñëpp dañuy daw dugg ci l'islam ndax état bu échecgee au lieu que mu tax ngoo taxaw ni échec naa day wut benn affaire bu mu ko camoufler tey Europe dañu échec ci emploi liñ diggoon seen jeunesse bi mënatuñ leen ko jox ñu créer ay journal yoo xam ni dañuy jóg di tiital jullit ñi di tiital population tubaab yi di leen wax ni bu ngeen yeexee jullit ñi dinañ nangu seen dëkk yi haine boobu loolu day jur haine ci population yi loolu bokk na ci li tax attentat yi di am ñi rey jullit ñi ci Europe waaye l'islam nag ngeen dalal seen xel yéen jullit ñi tubaab yi yéen a wax ni il faut pas arrêter la mer avec ses bras loolu yéen a ko wax l'islam kenn mënul arrêter géej guy daw ak say loxo l'islam kenn mënatu ko téye tey boo demee Europe 60 millions musulmans ñu nga Europe kon l'islam kenn mënatu ko téye il faut ngeen accepter l'islam ngeen toog ngeen waxtaan ak ñoñ l'islam loolu mën da ñàkk tey damay wax ni tey état yi ñoo war a am courage waxuma sax ligue arabe ndax ñoom dañoo échec man loolu laa gëm arabe yi moom dañoo fasal échec nañ mais au moins que sax Union africaine nga xam ni ak réew yi nga xam ni tey majorité bi ay jullit ñoo fa nekk ak ay chrétiens ndax man encore une fois loolu laa gëm ñun amuñu problème ak benn diine lii am nii tey église bi moo waroon a njëkk a taxaw pour dénoncer ko man loolu laa gëm église bi moo waroon a njëkk a taxaw pour dénoncer ko ndax man dama gëm ni bu ñu rayoon ay chrétiens ñun jullit ñi ñoo war a taxaw dénoncer ko ndax ñun li ñu d'accordul mooy rey nit yàlla dafa wax ni wala xadd karram naa bani aadama la wax dama fonk doomu aadama waxul fonk naa jullit de mais nit la wax kon képp ku rey nit ñiy yëngu ci wàllu droit de l'homme kenn déggu leen xanaa ñi ñu rey Nouvelle-Zélande ñoom du ñuy nit ñi nga xam ni tey rado mais ñu ngi leen di xaar ngeen wax ci lii parce que lii du jur jàmm parce que bu ñu bàyyee ñuy rey nit ñi ay riposte mënta ñàkk te riposte yooyu du arranger kenn man dinaa profité jàllale benn message foofu man def naa tuuti monde islamique def naa Égypte xaw naa tey seeni xibaar ñor na ma dama koy gëstu bu baax a baax man dafa am lu ma gëm dafa am xeex boo xam ni Sénégal daf cee war a xam fu mu jëm mu bañ a dugg ci erreur Sénégal warul dugg ci erreur parce que ñun Afrique ñoo xeex première guerre mondiale mbokk yi ñoo xeex deuxième guerre mondiale te bu ñu amul fulla ak fayda troisième guerre mondiale tubaab yi ñun lañ koy xeexloo te problème mu terrorisme tey bu ci tubaab yi delluwul ginnaaw àdduna bi dinañ ko tukkal ndax il faut ñu am honnêteté ñu définir lan mooy terrorisme bu ñu ko deful di continuer di daaneel capitalu l'islam yi Bagdad daaneel nañ ko daaneel nañ Syrie ci baatu terrorisme rek la ñuy utiliser ba daaneel capitalu l'islam yooyu yëpp loolu mënul continuer kon man li may wax di woo Sénégal ndax Sénégal man moo ma gën a ñor ndax man gëm naa ni arab yi échec nañ te dootuñu dellu ginnaaw dañoo fasal mais gëm naa ni Sénégal ñun yàlla am na lum ñu suturaal mooy am nañ
islam confrérique bu fi am ñu am chance am benn ngir muy ngiru Malik ñi ëpp ci réew mi ñoom lañ jàpp. kon ñun tey war nañoo mën a wax ak sunu ñoñ état ñu bañ a def erreur xeexu terrorisme yoonu Sénégal nekku ci bu mu ci dugg. Sénégal na taxaw fi mu daan taxaw mooy jouer rôle médiation adduna bi bu musaa yëngatu Sénégal dafa war a bokk ci ñiy joxe solution te boo faree mënoo joxe solution Sénégal na taxaw ci digg bi fépp fu dëgg nekk mu ànd fa ndax dëgg rek mooy mujj mais tey bu ñu duggee ci tubaab yi lii ñu bëgg a dugal di jàpp ay jullit di tëj di leen torturer heure bu leen neexee ñu bàyyi leen. loolu fa mu jëmee fa mu jëmee àdduna bi du jur jàmm fa mu jëmee àdduna bi du jur jàmm Sénégal nag dafa mus a bokk ci réew yi nga xam ni dañuy joxe solution néewuñu du def partenariat ak benn réew ndax wàllu sécurité mënta ñàkk àdduna bi tey dafa am lu ñu tuddee mondialisation mais na ci doxal politique gu nite ndax dafa am cause yoo xam ni jullit ñi duñ ko caaxaane cause Palestine jullit ñi duñ ko caaxaane pare wuñ ko bàyyi. cause yooyu na ci Sénégal am fit taxaw ci bu gisee ñu def àdduna bi tubaab yi nekk ci naka sudul noonu mu am courage taxaw ni lii jaaduwul même bu jullit ñi ci boppam nekkee ci naka sudul noonu mu am courage ni lii baaxul Sénégal loolu la ñuy xaar ci moom di wax na xalifa généraux yi foofu lay daanelee yu mel ni bu amee dañ leen ciy xaar ngeen naqarlu ko dañ leen ciy xaar il faut ngeen yu mel ni bu amee ñu génn wax ci benn waaye nee na ma imaam yi lu tax waxuñu ma ne ko mais imaam yi am na ñu leen ëpp pouvoir sëñ bi xalifa généraux yi ñoo ëpp pouvoir ci réew mi nañuy wax ci yu mel nii parce que loolu mooy tax jàmm am lu ñaaw fu mën a nekk nañ ko dénoncer man loolu laa gëm am na ci biir l'islam ay ñoo xam ni c'est des fanatiques religieux ñooñu dañoo war a wax ak ñoom ci biir l'islam am na ci ñoo xam ni c'est des fanatiques te l'islam diine équilibre la xayrul umuri awsatuha ummatan wasatan loolu la ñuy woowe xeetu yonent bi xeet bu gën a équilibre ci xeet yi yonent bi ni li gën ci mbir yi mooy li gën a équilibre af'ala tafdil la li gën a équilibre loolu mooy li gën ci mbir yi kon ñun diine équilibre la l'islam woote yonent bi waxaat ni at-ta'assubu laysa minna ku fanatique bokkoo ci man kon l'islam du diiney fanatique waaye nag l'islam diiney doxal li nga gëm la il faut tey li may wax pour daaneel sunu état yi ñu am courage ñu définir lan mooy terrorisme ñu xam ni terrorisme du ci l'islam mais nit ci boppam mooy nekk terroriste kooku nag mën naa nekkub jullit mën naa nekk extrême droite comme ni ko waa ji nekk ci Nouvelle-Zélande nekkee wax ji tey mënuñu bañ a wax ci loolu les enjeux religieux yi xew il faut ñu waxante dëgg ndax dëgg mooy tabax àdduna di wax ni alhamdulilah dégg nañ état bi naqarlu nañ ko alhamdulilah loolu bi mu amee waaye waruñu yem ci naqarlu ko rek dañu war a jël ay acte mën a am fit toog ak tubaab yi xamal ne leen ni il faut ngeen arrêter diabolisation bi mais ñun tey ñu ngi fii ci biir Sénégal ñu ngi fi nekk ak benn minorité 95% ay chrétiens ñu respecté leen fonk leen di demalanteeg ñoom di dikkalanteeg ñoom amuñu fi benn problème mais boo seetloo àdduna bi fépp fu jullit ñi nekk minorité rek dañoo nekk ci ay xat-xat loolu nag du jur jàmm loolu du jur jàmm la paix c'est pas un mot encore une fois c'est un mode de vie kon li am ni ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax di wax ni jullit ñi il faut ñu ñëwaat ci li leen yàlla woo mooy manque de solidarité bi am ci suñu biir moo indi lii tey yàlla nee na wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan na ngeen di dimbalante ci njekk ak ragal yàlla il faut ñu dellusiwaat il faut ñu honnête manque d'honnêteté bi am ci suñu biir tey moo tax musiba yi ak balaa yi yàlla di ñu ko teg il faut ñu gëm ni encore une fois fii ci Sénégal débat bi ñu fi yëkkati il faut ñu teg ko ci suuf débat wu tarixa amul place ci réew mi benn nit rek moo fi nekk mooy ab jullit bu la neexee nekkal ibaadu bu la neexee nekkal murit bu la neexee nekkal tiijaan
l'islam ay comportement la, ay attitude la, mais du ay déclaration ak ay wax. kon di waxaat encore une fois ñi dee yal na leen yàlla yërëm te am nañ ci yaakaar ndax ay shahid la ña nit boo dee ci jàkka martyr nga. waaw alquran nee na wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatun bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. kooku alquran la. bu leen njortu mukk ñi dee ci yoonu yàlla dañuy dee deewuñu de ñu ngay dund ca yàlla. aaya boobu borom xam-xam yi wax nañ ci lu baree bari. kon ñu ngi mastawaat umma islamique bi yëpp di mastawaat adduna bi yëpp di jaal adduna bi yëpp waaye nag di rafetlu courage bi nga xam ne Erdogan am na ko. Erdogan ku am courage la ndax am na fit au moins que jóg taxaw ni lii jaaduwul. mais tey ana Arabie Saoudite ana Koweït réew yooyu nga xam ne li ñu am lépp l'islam la moo tax affaire bi def fii ko maanaam affaire bi dafa fi il faut ñu xam fan la crise bi nekk. arab yi tey li dal l'islam ñoo ko teg ndax ñoom ñoo échegale bëgg a échegale l'islam loolu mooy dëgg. ligue arabe kenn déggu leen ndax ñoom ñëpp kenn ñi mu wuccee yëngal sa gémmiñ jàpp nga ni boo ko defee Israël dal sa kaw. mais Erdogan heureusement bi mu fi nekkee waaye ñu xam ni yàlla moom mooy sécuriser l'islam te mooy sécuriser jullit ñi. kon yàlla na yàlla def jàmm ci àdduna bi ndax jàmm moo jik àdduna bi moo jik Europe moo jik Afrique moo jik àdduna bi yépp jàmm rek la ñuy ñaan mais nag jàmm buñ buggee mu am il faut tubaab yi am courage ñu nangul l'islam xam ni l'islam tey kenn mënatu ko téye l'islam dugg na ci frontière yépp tam idéologie yi fi nekkoon yépp l'islam dina ko fi jëlee loolu kenn mënu ci dara. in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.